région de Thiès nekk na ñetteelu dëkk ginnaaw Dakar ak Rufisque bu Seydi Mouhamed El Cheikh tànn ci tournée nationale bi muy def ci atum 2019 bi. muy ba tey mission bi ko Mawlaay Cheikh Ahmed Tidiane Chérif dénk mu di ko dox ci weer bu nekk. ñetteelu étape bi fii ci Thiès ci place de France gis nañu ne mbooloo mi gën na bari ñu ci ràññee ndaw yi di way saa suñu gisee seen sang Allahu nuurullahi laa ilaaha illallah. mu nekk dalal bu Seydi Mouhamed El Cheikh di rafetlu saa su nekk. tey mooy suñu 3e étape ci tournée nationale yi nga xam ni débuté woon nañu ko en janvier 2019 sa Dakar ba tey ñu ñëw ci place de France ci Thiès ni ñu ko doon defee rek comme yi passé rythme boobu la ñuy continuer te mooy fexe ba chaque mois ñu génn doxal mission bi nga xam ni moom la ñu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif dénk au niveau national ak au niveau international. ma ñëw fekk si waa Thiès dalal ma mu nekk lu ma kontaan lool la macha allah. tournée nationale yi nag comme ni ñu koy defee saa su nekk ànd na ak ay programme yu am solo muy lal mbalaanu wasifa ak waxtaan ci tarixa Tijaaniya. ndaxte dañuy remarqué da ngeen liggéey lu rëy muy lan jël jeunesse bi nga xam ne ni macha allah li nga xam ne ni àdduna mu ngi leen di xëccoo seytaane aussi di leen xëccoo men ngeen jël leen daal di leen xëcc si malaan yi jëmbat si ñoom pas-pas ñu teewee malaanu wasifa yi di ñëw xadara yi itamit mu jaral leen itamit si li nga xam ne ni mooy seen tournée yi ngeen di def ñuy jóge dëkk ba dëkk région ba région ay kilomètres di ñëw di fekkee si li nga xam ne ni mooy tournée yooyu ngeen di def ñu bëggoon leen laaj rek noo leen def ba jëmbat pas-pas boobu ci jeunes yi surtout. volonté bi ñu jëmbat ci jeunesse bi mën naa ni liggéey la boo xam ni ki nga xam ni moo nekk ci ginnaaw mooy Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif ni ma ko yàgg di waxee rek yàlla jeunesse bi la soxla ci waaram àdduna jeunesse bi la soxla ci waaram. de même que Iblis jeunesse bi la soxla ci waaram léegi nag loolu lépp soo ko wanee gannaaw dëmmooyu ko jox yàlla sa bopp mu teel la sa mag te defe naa ni ñun mission bi ñuy dox dafa nekk loo xam ni dafa leer ci bëtu nit koo xam ni ku gëm yàlla la leer ci bëtu nit ku sopp yonent bi mais leer ci bëtu Tiijaan bu gëm Mawlaa Cheikh Ahmed Tidiane néew nañu gis ay nit ñuy financer ay millions yore seeni oto def ci essence jóge Saint-Louis di parcourir ay kilomètres te bu ñu ñëwee duñu tudd lu dul baatu laa ilaha illallah loolu néew na ñun lu ñuy escandé lu leer la mooy bu ñu ñëwee bañ nañ ko ba suñu loxo siiñu allahu la ñu ci def baatu laa ilaha illallahu la ñuy dégg muy retentir ci dënnu jeunesse bi ñu ànd ak ñun di tudd baat boobu loolu nag defe naa ni képp koo xam ni bëgg na yàlla bëgg na yonent bi gëm na Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani su gisee loolu war na xam ni lii dara raxu ca ludul lumière bi yàlla te ci cadre boobu la ñuy doxe te moo indi tey jii bi ñu ñëwee ñu ànd ak jeunesse bi fekk béréb boo xam ni tumuraanke na ci nu tudd fa laa ilaha illallah ñun ñëpp ñu àndandoo tudd laa ilaha illallah wane waat ni dara nekku fi ludul yàlla kenn laat yàlla ci nekkinam waaye dëggalaat dëgg-dëgg la nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan liggéey te mooy fexe ba jeunesse bi yëpp jël seen bopp jox ko yàlla waaye fexe it yëngalaat la nga xam ni bu jugee rek Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif bég na te mooy mu gis jeunesse bi ñu topp ci gannaaw nit ànd ak moom di tudd baatu laa ilaha illallah mu yëg ni ñii kat fa mu tegoon seen tànk ma nga fa ba léegi te loolu defe naa ni ku seetaan suñu ñëw loolu la gis ñu ànd ak jeunesse bi di def noonu te loolu képp kuy nitu diine képp ku nekk ci tarixa tijaniya képp kuy nit ku baax war nga rafetlu lool. programme yi ñi fay teewee nekk ay ndaw yu am pas-pas yoo xam ne wuyu Seydi Mouhamed El Cheikh jaral na leen bàyyi lépp lu ñuy def ndax ci ñoom moom rekk
ci àdduna bi moo leen mën a yóbbu ci yàlla. macha allah Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh ñu ngi lay remercier bu baax ci réponse bi xanaa bëggoon la rek laaj itam ndax dafa am préparation bu spécifique boo xam ne ni da nga koy def booy dem ci sa tournée yi ndaxte macha allah dañuy gis que ni boo demee ci sa tournée yi pas-pas bi ngay àndal ñëw yegg ci n'importe quelle distance voyage bi ngeen continuer noonu enchaîner ak conférence bi wasifa yaak yëpp macha allah ñu bëggoon rek xam ndax dafa am préparation bu spécifique boo xam ne ni da ngeen koy def tout le temps avant laata ngeen di jóg di dem ci seen tournée yi macha allah. man pour tournée nationale mën naa ni si laay yëgaat ni lañ ma santoon maa ngi koy def sama ñëw ci kaw suuf du ñëw pour tëdd ci benn place ñu may jox ay hadiya du ñëw toog ci benn kër pour di dajale ay taalibe du ñëw toog ci benn place pour di bàkkoo wilaya wala di bàkkoo martaba sama ñëw ci kaw suuf mooy fexe ba Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif la mu ma fixé comme objectif wax naa ko lu dul benn du ñaar te mooy lalal ko malaan ca masjidil haram lalal ko ca masjidil aqsa lalal ko ca masjidil rasul loolu mooy sama existence ci kaw suuf moo waral ma juddu moo waral may dund fa ma Cheikh joxoñ fa laa jëm. préparation nag amu ci sama préparation lan la bu ma génnee Medina Cheikh julli sama ñaari rakka ñëw li nga xam ni diine def na ko ci sa kóllëre ak sa waayjur ma tàllal loxo sama waayjur bu jigéen mu ñaanal ma dugg ci xabru bi tàllal sama loxo ndeyjoor Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani mu jàng ci fatiha ma tàllal càmmoñ bi yonent bi mu jàng salaatul fatiha génn naa loolu mooy sama préparation suñ ma defalee loolu génn naa fu ñu ma joxeñ fa laa jëm. loolu nekk ndam ci Seydi Mouhamed El Cheikh ndax gis na ne jamono bi ñu tollu du moom rek moo soxla ndaw ñi waaye li tax ñoo lee topp ci ginnaaw. ña may àndal nag du nitu saxaada kese lay àndal waaw te ñi may àndal xamuñu caaxaan la ñu xam mooy mission nag mooy lan mooy loo xam ni buñ dès l'instant ñu ni la lii mooy sa mission la ngay xool mooy résultat mission ba mooy atteindre sa objectif. man Seydi Mouhamed El Cheikh personnellement amul kenn ku ma mën a tee atteindre sama objectif bu amee préparation ba mooy lan mooy damay préparer pour atteindre sama objectif te defe naa wane naa ko ci shahada ñuy gis ña ca xay ba ña ngi koy gis ñay dégg xaqiqa xam nañu xaqiqa bi may wax lan loolu mooy préparation. moom Seydi Mouhamed El Cheikh li ko yëkkati nekk na lu dul doxal ak tasal ngëneelu tarixa yi ko Mawlaay Cheikh digal loolu nekk lu yomb ci moom ndaxte programme bi amu ci lu dul dem ak yam fi ñu koy tegtal te fu mu mën di dem dina ànd ak ñoo xamante ni seen rôle ñoom itam mooy doxal mission tarixa bi. ña may àndal nag du nitu saxaada kese lay àndal waaw te ñi may àndal xamuñu caaxaan la ñu xam mooy mission nag mooy lan mooy loo xam ni buñ dès l'instant ñu ni la lii mooy sa mission la ngay xool mooy résultat mission ba mooy atteindre sa objectif. man Seydi Mouhamed El Cheikh personnellement amul kenn ku ma mën a tee atteindre sama objectif bu amee préparation ba mooy lan mooy damay préparer pour atteindre sama objectif te defe naa wane naa ko ci shahada ñuy gis ña ca xay ba ña ngi koy gis ñay dégg xaqiqa xam nañu xaqiqa bi may wax lan loolu mooy préparation. bu ñu delloo sunu ginnaaw lu ci mel ni atum 2017 gisoon nañu ne moom Seydi Mouhamed El Cheikh jàngale woon na ndaw ñi ak xam-xam bi nekk ci biir tarixa Tijaniya. Est-ce qu'on doit macha allah s'attendre à d'autres révélations yu fracassantes tey jii ci conférence bi nga xam ne ni yéen a ngi koy waaj a def fii ci Thiès macha allah. ñëw naa fi en 2017 muy sama première étape ci Thiès vidéo bi je pense que mi ngi internet bi nu ñëwee fekkoon nañu fi ay xale teertunu ku xool loolu tey xool lii tey dana xam ndax ñun dañuy liggéey wala dañ tëdd di nelaw waaw la ma jàngale woon nag ca 2017 pour 2017 la tey dama ñëw ñu ni thème bi moom mooy les secrets de la sourate al-Fath dans le temporel et dans le spirituel ñaar yooyu tey mën nañu ni ñoo yor zaman benn bi di temporel benn bi di spirituel ku ci am pouvoir benn pouvoir bi temporel la wala pouvoir spirituel la moom laa fas yéene nag décortiquer ba waa xëy bu wàcc di ma jàppale waaw loolu moo ma indi tey waaw. jàngat yooyu nekkoon lu am solo ba tax tey
mu dellu si waat fii ngir mën cee dolliwaat yeneeni leeral. dama ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif dafa ni ñii di la jéem a baare yëpp xam nañ ni xam-xam bu leer naa ñi ngay jàngale xam nañ ni ku xamul sama tariqa mooy nekk di ci wax lu ma ko santul boo gisee nag wax jéeg jéem la contre mu ni ma xam nga lan la mu ni ko waaw mu ni ma mbooloo mi la topp bëgguñu nga ànd ak ay nit Cheikh ni damay jël mbir mi def ko sama mbir personnel foo demati mbooloo ma nga fay fekk mooy ëpp ba nga bàyyi woon. mel na ni tey Seydi Mouhamed El Cheikh moo fi gën a fës ci ñiy jàngale ak di jottali li Mawlaay Cheikh bëgg Tijaan yi di ko doxale. mbir mi du man Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif la mbir mi il faut ñu génne ma ci xam ni du man Seydi Mouhamed El Cheikh Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif la moo nekk sama gannaaw moo toog yore flambeau bi man lan laa ci am defal ma def waxal ma wax. tarixa Tijaaniya nekk fii ci Sénégal tarixa bi gën a am doole ginnaaw jàngale yi fi kilifa yi mag yi bàyyi woon Seydi Mouhamed El Cheikh taxaw na pour dolli xam-xam yi ñooñu lee jotu la bàyyil. tarixa bi xam nga ñan la làq ci biiram ay xutbul axtaab ay xutbu zamaan ay xawsu ay labdaal ay mafatihul kunus amul menn mag mu ci tarixa bi mu mës ci suufe bare na nag mag yu nekk ci tarixa bi te xamuñu leen woon ma ñëw sama mission en premier di lan mission boo ñëwee ñu ni la ci waar wi ngay bay am na ñu la jiitu woon sa waar wa rafet na boo ñëwee nga wax ñooñu seen volonté ba noppi seen détermination seen pas-pas ak ñooy kan balaa ngay sóobu ci waar wi moo tax ñëwuma pour di yëkkati mag ñi ndax mag ñi mësuñu woon suufe dama ñëw pour fexe ba mag ñi la ñu xamul woon ci ñoom te ñu nëbboon ko mënuñu ko woon waxal seen bopp ñoom ma waxal leen ko ci ndigalal Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif. mu ñuy jàngalaat ne tarixa bi benn la te boroom xam-xam yi fi jaar ñépp ñoo bokk benn yoon muy Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Seyid Cheikh Ahmed Tijani si Al Maktoum delloo njukkal biñ ko delloo njukkal vendredi loolu dama jàpp ni représenté wul dara ak ci li mu liggéey moom ndax dafa nekk philosophe hors pair nekk un aristocrate du ciel nekk koo xam ni xam-xam bi mu jotoon a jàngale ci dundam bu ñu ko jëriñoo woon ci réew mi déglu ko kon fii ñu toll dépassé nañu fii waaye nun dañu aadoo Sénégal duñu xam nit tànk jógewu fi kon nag rafet na moom bu anniversaire am jotee nu delloo si jàngale ya mu daan jàngale wax que jeunesse bi ba ñu xam ni tariqa bi mësul doon ñaari bopp benn bopp la mës doon kër gi Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif moo ko moom ci biir kër googu fa la Cheikh El Hadji Malick dëkk jox kurusam Cheikh Tijani Chérif fa la Cheikh El Hadji Oumar dëkk jox kurusam Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani fa la Cheikh Abbas Sall dëkk jox kurusam Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani fa la Cheikh Abdoulaye Niass dëkk fa la Cheikh Baye Niass dëkk fa la Thierno Seydou Nourou Tall dëkk fa la Serigne Babacar Sy dëkk kër gi benn kër la Cheikh nag ni kër googu xaaj loowuma ka kenn ñaar condition la ci tariqa bi ku jàng téere demal tijji téere yi waxuma di nga xalifa Cheikh wala di nga muxaddamam bul di nga taalibe Tijaan la wax kon man su ma ñëwee sama mission lan la donte xam naa ne ñu bari léegi lanu bëgg mooy diviser pour mieux régner du ma ko def la ma Cheikh sant laay wax te mooy jël xalif yëpp yëkkati leen jàngale seeni cër wax ni tarixa bi benn la malaan bu ca waay toog mën na wasifa fu waay toog mën na laazim fu waay toog mën na def xadaratul juma lii mooy li Cheikh bëgg mooy li yonent bëgg mooy li yàlla bëgg Alxaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh lii la daan jàngale man lii lay taxaw di wax. asalaamaaleykum colonel Ababacar Sadikh Niang ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar ñu gis ni rek ni yéen a occupé li nga xam ne ni mooy sécurité wu sang bi di Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh di macha allah ñu bëggoon leen laaj rek qu'est-ce que ça fait vraiment occupé wu sécurité nit ki nga xam ne ni vraiment c'est un missionnaire universel loolu question boobu lañ leen bëggoon laaj incha allah di leen wax asalaamaaleykum. waaleykum asalaam soxna Rama maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu waa Wala Duniyaat di leen sant di leen gërëm ci interview bi di leen yëg ni kontaan nañ lool ci question bi ngeen ñu posé
parce que yéen a ngi ñu posé affaire sécurité nga xam ne dafa nekk suñu spécialité nekk suñu métier boo xam ne dañ ko exercer près de 40 ans au niveau de la gendarmerie ak au niveau de la présidence de la République ma am ci une expérience bu am solo kon nag muy loo xam ne lii lu ma bëgg la mu jëm si nag ci missionnaire universel bi nga wax boo xam ne bii dama fi nekk taalibe kon nag bi may ñëw ci moom taalibe bi moo ñëw ci missionnaire bi yàlla dogal ma indaale samay compétence ak samay expérience ci côté sécurité ñu teg ma ci boppu sécurité bi comme xam nañ ni loolu laa xam te loolu laa jàng donc muy loo xam ne lii dama nekk ci sama élément waaw di ko defee ak motivation bu ëpp bu ma ko daan defee ndax la nga xam ne da nga nekkoon fonctionnaire rek xëy na di la ci fay muy sa liggéey nekk na loo xam ne motivation bu rëy la waaye motivation bi nga xam ne bii yow yaa tànnal sa bopp bëggal sa bopp ñëwal sa bopp foog naa ne motivation boobu mooy gën a rëyati encore une fois te li ko waral mooy ma comprendre mission bi waaw yëg yëf yi fa mu jëm ma ñëw pour bokk ci bëgg cee indi sama waar bay ci lépp loo xam ne lii rek mooy sama kàttan ci côté boobu te wax ni rek sécurité bi fekk naa fi sécurité du man maa ko indi mais sécurité bi yëpp comme man la woon ay taalibe la ñu woon ñu ñëw di liggéey côté sécurité ma ñëw nag rek indil leen sama expérience ak samay compétence pour war koo yëkkati ci niveau bi nga xam ni moom missionnaire bi day niveau am ci boppam mooy yëkkatiku chaque fois bu ngeen xoolee ak jaar-jaaram di ngeen gis ne chaque fois étape bu nekk alors affaire bi dafay gën a mag looloo tax sécurité bi en même temps moom it day bëgg a màgg ànd ak loolu macha allah. MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir, veillons que chaque information soit